dee ñu naan dëkk bi du dem balaa maa dee ñu naan dëkk bi du dem way naka la mooy demee fekk eneen tewuñ jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen mi kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog du dem lu tax Gambia du dem ñu ne Sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousmane lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem lu tax Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal Gambia nuyu nañ leen ku ne ci turam ak santam di leen dalal ci lu tax Gambia du dem show ci Gambian Talent TV maa ngi leen ay bëggee yéen ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xar ko ngopp wala ngalandu lu ndaw la dinaa commencé ci li lembe réew mi jos ay waxtu ci gannaaw la ministre bu amee wàllum yër bu yaram ak kaaraange réew mi ci wér bu yaram docteur Samate génn xamal Gambia ni ne am na ñeneen teeli case maanaam kiñ wax ne moo am li ñuy wax COVID-19 coronavirus li daw yaram ndax si la em wala emu ci dinañ ko waxtaanee li ma njëkk a def rek lu tax Gambia du dem Ministry of Health dañ war a seetaat seeni toogaay defaraat ko ci jamono ji ñun media house yi journalist yi ñu am cër lañ ci dëkk bi te dañ ñu war a respect bu baax te ñu ñoo kayitloo di ñu kayaloo te dañ ko war a seetaat seeni toogaay li tax ma wax loolu almost every day ci week biñ nekk ni ak yeneen bés yi dinañ am press conference suñ defee press conference soo ko déggee kay press conference lañ wax mooy ngeen waxtaan ak taskati xibaar yi ci dëkk bi suñ waxee te benn taskati xibaar ñëwul du dox waaye invite ñu indi ñu toog ñépp mu jël leen ay waxtu balaa ñoo commencé di wax ak ñun wala boog ñu def comme liñ def tey ne ñu ñëw leen ngeen attend press conference ñu dem ba ci place bi kóotu ñu ne ñu Banjul la wala ñu dem ba Banjul ñu ne ñu kóotu la get yourselves together please this is not a joke I'm not ashamed to say it rusuma pour wax ko institutions like ours are still struggling don't have a transportation of our own dama am pour faire suma gaay town trip ñu dem ba kóotu tey fekkuñ fa ñu only to be told ne Banjul la ñu dem Banjul ba lañ fa egg fekk yi fi jeex yéen a tax Gambia du dem get yourself together and respect the media and know that we are part of this process and we play a very crucial role ñaata media houses lañ fa gis 3 or 4 media houses lañ fa gis ñeneen ñi could not make it to the ground the notice was too short giving us 2 hours notice. It's a Sunday. Most of us, our staff and people that are working for us are not actually reporting to work. Our role is very important in this process. Te yofi xebaate la dañ ko wara bay su nekkul yofi xebaate tamit you need to get it together for heaven's sake. For heaven's sake. This is very important. We are in this together. Suñ role dafa important. Public bi dañ need pour accurate information. Depuis a couple of hours before ngeen dem def seen press conference news bi already break na ne am nañ a 4th case in Gambia, which means you already know noise was circulating nit ñi ñu ngi ko waxantoo kon dafa important pour ngeen bàyyi xel media bi pour ngeen toppatoo media bi pour ngeen respect media bi. You are not giving us anything at this minute pour ñuy cover seen daily press conferences yi in addition to risk bi nga xam ne ñu ngi ko jël as frontliners di ñëw taxaw ci kanam pour bokk ak yéen lii nga xam ne ñoo ko bokk.
yëfi Gambia la yëfi réew mi la mu ñor ñu ñun ñëpp ñu am ci paat te ku ci dem ba sign up ne dangaa def dara ni nurse yeeg docteur yeeg ñi ci medical field bi nekkee frontliners ñun tamit xam nañ suñu responsibilities ne dañ war a nekk frontliners am dinañ def suñ kéemtalaay kàttan to make sure ne kat aar nañ suñ bopp fagaru nañ waaw waaye you are exposing us a lot more ak li ngeen ñoo teg is not right tey du right ëllëg kaas nañ ko ay yooni yoon not only am I talking about ñu ñëw ngeen ne ñu Banjul la ñu dem kóotu ngeen ne ñu Banjul la ñu dem Banjul ngeen ne ñu kóotu la in addition to suñ ñëwee toog foofu ay waxtu when you say press conference it means press conference ñun ñëpp dañoo bàyyi suñ broadcast yeeg programmes yëpp right now almost all our programs are suspended not only Gambian Talents but all our programs are suspended ñëpp ñu ngi focus ci creating awareness raising awareness about coronavirus and COVID-19 kon su ngeen toogee ba mu neex leen ngeen decide ne da ngeen a ñëw pour def yéen yi yéen a ngi nax seeni boppa this is not something that you can do alone génn na si leen ngeen di waxtaan ak askani Gambia this is no shame amuleen control over this fu président Donald Trump of America demee ba enu loxo mi ne dafa jaaxle yéen seen boppa fu ngeen demee ba enu seen ni fu Angleterre ak yeneen dëkk yi enu seen loxo yi fu président yi fu ñu demee ba président Spain président Italie enu seeni loxo yuuxu ne dañ jaaxle ngir coronavirus gisuma nguuri Gambia naka ngeen a mun a def pour wan nit ñi ne yéen ay superman ngeen pour wan nit ñi ne da ngeen am tontu laajte yëpp pour wan nit ñi ne yéen a xam lii nii yéen a am solution to this li ngeen a gomloo nit ñi man suma concern with the Gambia government is ni ñoo oyofalee lii to some extent di dalal xeli Gambian yi dalal xeli askan bi am na solo waaye dafa war a fekk ngeen wax ko ci dëgga jëf ko ci dëgga wan askan bi exactly li ngeen nekk di def lu ngeen mun ak lu ngeen munut fu seen doole am su ko defee askan bi xam lan lañ war a def waaye su ngeen gomlooyee askan bi that we get this under control in a lot of occasions loolu dafa tax askan bi mislead there is no doubt that Gambia information is not flowing yéen a ngi spread news démba one of my staff told me dañ war a def vox pop ñu dem si villages yi pour actually sensitize the public ñi ci ground bi about this disease supposedly because kii dafa dem waxuma la ci dex gi all the way de Daaru Busumbala la boromam dem Daaru Busumbala la boromam dem mu ne muy wax ak ay mbokkam ñi nekk ci dëkk boobu ne ko ñooñu di emphasize ne ko ndax yëg na yofi disease bi yofi feebar bi coronavirus ñu ne ku la xool sax nga am coronavirus ku la xool nga am coronavirus this is Daaru Busumbala I'm not telling you nga dem ci dex gi waxuma la nga dem ci kër yi ñoo wax kër Biram kër Paate kër Ngatan kër Ngéyeen kër Nangam wala si kunda yi nekk ci Badibu gi yi nekk ci Foñi gi yi nekk ci Ñoomi gi yi nekk ci Fuladu gi yi nekk ci Jokaadu gi waxuma la nga àgg ci dëkk yooyu sax nag maa ngi laa wax ci Kombo gi alone people are not fully aware and that is the first step that we need to take and it is ngeen balal ma rek yaram tàngana waaye li ñoo wax daf ñu ñor lii du jofi caaxaan te waxtu dafa jot pour ñu génn waxtaan kon maa ngi dem si live si Gambian Talents TV seetaan leen ñu on YouTube seetaan leen ñu on Gambian Talents Facebook page as we bring you an exclusive analysis of President Barrow speech bi ak ministre bi fourth case bi mu announce tey kon ñu ngi leen ay béggee di leen gërëm di leen sant seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet lagga leen dugga ci Gambian Talents TV léegi nii to watch this analysis ñu breagal leen down President Barrow li mu wax ak lim miin ci Gambia mooy ne speech bi mu wax place yi ne dañ leen a shut down declaration bu président bi wax in his exclusivity dinañ leen ko farampanceel break ko down pour askan bi understand ko inshallah su loolu weesoo tamit dinañ waxtaanee ñeneenteeli case bi ñu wax ne am na waa ji juróom fukki at ak ñett la am is a 53-year-old man koo xam ne France la jógee moom ak waa numuyel bi muy ki jógee France ñoo bokkoon benn flight ñoom ñaar ñëwandoor ci dëkk bi mu ngi amee ñetti jabar ak doom yu bari fukki doom ak juróom benn ak ñetti jabar la am Busumbala la dëkk in the heart of the Combos foo xam ne is very strategic nit ñi ñu ngi faa jógee di dugga ki génn di dem fu ne waa Busumbala ñu ngee dugga ci biir dëkk bi di ànd ak nit ñi di dem fu ne ci biir Kombo gi di dem Banjul di tukki fu ne ñan ñooy néebo sam yi ñan ñoo interact ak moom ñan ñoo interact ak family am all this while these are all things that we are going to be able to talk about su ko defee ñu xam naka la leen na like naa ko ci lu ministre bi jot a wax tey mooy ne coronavirus
is not a thing of other countries. It's here in the Gambia. Coronavirus nekkatut affaire yeneen dëkkay de mu ngi ci biir dëkk bi te nañ ko bàyyi xel dinañ waxtaanee loolu kon ngeen lagga dugga ci Gambian Talents ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax ci seen déglu ak seetaan bu rafet. We will bring you an exclusive analysis of minister statement ak président Barrow seen statement su ko defee ñu waxtaanee ko ñu ibbi line si ngeen dugga si mun ngeen ñoo jokk ci 404 593 6215 as we bring you an exclusive analysis lu tax Gambia du dem show lañ wax Pa Ousmane Diouf moo leen koy indil ci kanam ngeen dugga ci Gambian Talents jërë ngeen